jaajëfal bu baax a baax mbokk auditeur yu ñuy déglu fii ci 94.0 RFM weekend pàcc bu mujj bi ñu koy rek daal di wéyal doore ko ak li nga xamante ni moom mooy Ecorex di nag rubrique bu ñu jagleel lépp luy kon richesse bu jógee ci suuf si ñu ànd ci ak Abdou Diouf Junior. jërë ngeen jëf ci déglu bi daal leen jàmm ci Ecorex. jaay bi nga xam ne ñu ngi koy jaay fukki bloc ak ñaar yu nekk ci biir géej bu Sénégal ñu ngi koy wéyal daañu xool fan la yëf yi toll ci biir Ecorex ak directeur général bu Petrosen EPSA Joseph Médou daañu gis itam ak directeur de cabinet bu ministre bi ñu dénk wàllu pétrole ak énergie fii ci réew mi lan mooy seeni xayma ci sommet bu MSGBC bi nga xam ne jeex na te ñu daje fa ak benn doomu Sénégal boo xam ne góor gi si lay wuyoo def na ci wàllu navigation lu toll ci ñeent fukki at ak juróom jite woon tanker bi gën a rëy ci àdduna bi di bateau yooyu nga xam ne ñoom ñooy gaz bi daañu nekk ak moom itam ci biir Ecorex léegi lay doon. gan gi ci Ecorex. góor gi si maa ngi lay nuyu liggéey nga lu ëpp ñeent fukki at ak juróom ci wàllu navigation dawal bateau ci wàllu biir géej gi rawatina méthanier di bateau bi transporter gaz méthanier bi gën a rëy ci àdduna bi lan la Sénégal war a def jamono ji ngir am benn compagnie navigation boppam. loolu daal mooy ñu seet su fekkente ne capacité yi yokku na am sa gaalu bopp comme Algérie wala comme Nigéria dina nekk loo xam ni avantage la plus-value la waaw mais mi ngi dépendre ci quantité bi ñu am ak ni ñu yaakaar ne noonu la war a augmenter ak at yi ñu yaakaar ne moom la réservoir biy durer. waaw yow yàgg nga ci ndax jàpp nga ne tey dina am ñeneen ñoo xam ne dinañ mën a def liggéey bi nga def yow. loolu di xam nga man bu may liggéey ci ay méthanier Sénégal amul méthane tubaab yi lay liggéeyal wala chinois yi wala japonais yi. waaw gaal bi ma yore woon moo gën a rëy ci àdduna. méthane dafa mel ne buñ ko xam nga méthane amul xeet. amul couleur ndox la bu nekkee ndox nag température mi ngi ci moins 163 degrés weñ gi defaree gaal gi weñ ci boppam bi ñu defaree gaal bu ko méthane ndox boobu laalee weñ gi xar donc dafa laaj ay conditions de transport ak maîtrise li nga yor di ko transporter xam dangerosité bi xam nan la doyee waar xam nan la mën a gaaw a indi musiba de sorte que lépp looy def nekk ci gaal yu mel noonu bala ngay laal bouton bi ngay def ñett wala ñeent nit ku ne dina xool affaire bi ba ñu ni léegi ñëpp de xool nañu kon léegi mën nañoo laal ñu laal mais doo ñëw rek ni maa xam lépp laal déedéet mën nga andi musiba. kon daal lu xaw a xarañ la te jafe. ëpp na loolu da nga ko war a xam nga dara bu demee ba nekk moins 163 degrés nga yor ko man yor naa ko di wër ak moom àdduna 8/10 àdduna wër naa ko fépp fu ci géej wër nii laal naa fa waaw dem naa ba weesu cercle polaire jëli ko fa yóbbu naa ko ba Japon yóbbu naa ko ba Chili yóbbu naa ko Amérique yóbbu naa ko Europe foofu noonu France. yoon yooyu ngeen di jaar yëpp nag ay yoon yu xaw a dangereux la. yoon yëpp yoonu te ndax li da ci nekk mooy que zone bi ñu koy jëlee li ci ëpp amul stabilité. waaw ñun Yémen dañ daan dugg bay bëgg a yegg si ñun ñu wàññeeku leen ndax gars yi kat explosé nañ affaire bu nga wàññeeku dem booru Dubaï taxaw fa xaar ba ñu réparé nga door di ñëw. donc xaar feu vert. waaw boo koy yeb it benn cordon de sûreté moo lay wër ba ngay pare. waaw ñoo fay taxaw ba ngay pare booy génn dañ lay ay armée bi mooy ànd ak yow ba nga génn. waaw parce que dafa nekk loo xam ni bus bu ñu ko taalee waxuma la yow mi ne ci gaal gi yow waxtooñ say wax mais li la wër parce que ku yeb loo xam ni bu ñu ko defee gaz mën na alimenter population bu 200,000 personnes ñoo xam dañuy consommer gaz yow nga yeb ko ci benn gaal di daw ak moom bu ñu ko laalee dinañ indi musiba boo xam du yem ci ñu ne ci gaal gi wala ki ko doon laal parce que bañ nañ ko bu bind ko ci nee naa terroriste yi ku ci xool gaal gi boo ci sànnee ubbi maag yow ay ànda. yaa ciy njëkk a dee. mooy njëkk a dee ñëpp waaw donc mu nekk loo xam ni c'est très dangereux mais boo ko xamee mën ngaa dëkk ak moom comme li wolof yi wax rek boo yeroo mën nga dëkk ak jaan ci kàmba. waaw boo ko xamee ba maîtriser ko mën nga dëkk ak moom ñun dinañ dëkk ak moom ay weer te duñu mas te amaguñ ci benn musiba. léegi pour éviter yenn jafe-jafe yooyu moo tax xëy na mu am ay dëkk yoo xam ne ci àdduna bi dañoo lëkkaloo ngir boole seen doole ngir yoon yooyu ngeen di jaar ñu koy jéem a indi kaaraange. loolu moo am ci golfe d'Aden bi daf ci am zone bu ñuy wax HRA mooy high risk area mooy maanaam. bërëb boo xam ni risque bi rëy na boo fay dugg ba nga fay génn dafa am ay dispositifs yoo xam ni moom la code bi wax ni na nga koy def pour gën a commencer aar sa bopp même bu fekkee xam nga ni am na ñu la war a ànd ak yow coalition ba fa nekk ay tubaab a ngi ci français yaa ngi fa
américain yaa nga fa japonais yaa nga fa indien yaa nga fa ñoom ñëpp yor ay gaal ci seen i gaal sax dafa am hélicoptère parce que su fekkente ne am na ñu ngi lay attaqué boo wootee am na aussi noo xam ni ñun aare nañ ko suñu bopp ba bu ñu gisee lu ñu xamul am na bouton boo xam ne bu ñu ko laalee nit dina xam fi ñu nekk bu ko defee hélicoptère mën na ñëw seet bu ñu demee ba nga xam ne yeex na am na foo xam ne war nañ fa mën a làqu ci biir gaal gi xaar ñu ñëw jàppale ñu waaw mais boo nekkee yow kenn ci biir géej te amuloo jumtuwaay yu mel noonu ku bëgg a daal sa kaw bu dalee sa kaw it mën na laa indil musiba. kon ñun tamit war nañ jël suñuy matuwaay. waaw ñëppay jël seen matuwaay nit ki ci bopp gis nga booy mu ngi mel ne rek ngay génn di dox ci naaju tàng bala ngay dem di nga sol daal la waaw donc yow sa bopp da ngay njëkk a commencé aar sa bopp lépp loo xam ne war na la mën nga ko defal sa bopp nga def ko li ci des mooy ki nga xam ne moo la génne moo lay dugal ci bërëb boo xam ne mi ngi lay day aar bërëb bi waaw. Gorgui Sy nekk capitaine première classe bu navigation maritime nekkoon itam commandant bu méthanier. gan gi ci Ecorex. Joseph Medou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Diouf Junior. alors yow la ñu tabb bees nga jiite Petrosen EPSA war a def lu jëm ci wàllu seet pétrole ak yooyu. alors est-ce que sommet bi dina nekkaale occasion aussi ngeen xool ba xam bloc yi nga xam ne lancé woon ngeen ko muy 12 blocs yi fan ngeen toll ci ñi nga xam ne am nañu bëgg-bëgg pour ñëw jël ci bloc yooyu. 28 janvier bi amoon nañ benn ndaje boo xam ne moom lañ dédié woon ci licensing round appel d'offre 12 blocs yooyu compagnie yi bëri jot nañ ñëw. ñun ñoo leen invité woon pour ñu ñëw ñuy waxtaan affaire technique donc présenté nañ leen données yoo xam ne présenté leen lan lañ mën a gis lan lañ mën a yaakaar ci bloc yi compagnie yi bëri nañu léegi def nañ ko Dakar prévoir nañ dem mois de février Londres ak Houston pour dem fekk foofu compagnie yoo xam ne foofu lañ nekk foofu lañ toog pour présenter leen potentiel bi waxtaan ak ñoom jëm leen indi ñi ñëw liggéey Sénégal pour ñu mën a gis def ay découverte yu bëri pour njëriñu économie dëkk bi ak population yi. est-ce que ni ñu ñëwee bëri noonu day tax ngeen am yaakaar ne xëy na bloc yëpp dinañ ko jël. am nañ yaakaar de ñu ngi yaakaar moins bloc yëpp ñoom ñu jël ko ñu am nañ yaakaar daal attribuer bloc yëpp loolu mooy objectif bi. est-ce que société bi nga jiite mu bees nekk filiale Petrosen EPSA dina ci jàngale continuer waale jàngam parce que comme tàmbalee goo leen am na xëy na peut-être loo xam ne mën ngeen ko jëlee ci ñoom. waaw xam nga filiale bu bees la mais du ma nekk bees na ci Petrosen Holding la jógee Petrosen Holding liggéeyam bi moo doon def promotion bi ak exploration donc fu mu nekk nii dañ ko filialiser pour mu gën a jëm kanam ñi ngi conférence bu nekk nag nañ ci jàng parce que da ngay tase ak ay experts yoo xam ne dañuy jógee fu nekk sunu mbokk yi de la sous-région donc dañ nañ ci jàng et puis noonu la ñuy def pour gën a màgg parce que objectif bi moyen terme pour président ak monsieur le ministre mooy Petrosen exploration màgg ba nga xam ne dina mën a moom ci boppam dem opérer ay bloc fii Sénégal et pourquoi pas dem bitim réew suñ demee ba màgg. est-ce que xam nga diisaayu yan bi. xam naa diisaayu yan bi mais yoon bi moom wan nañ ma ko wan nañ ma fu mu war a egg te xam naa ne ak département ministériel yëpp dañuy liggéey ensemble pour réussir projet yi. merci beaucoup et bonne chance. Merci. maa ngi ak Abdoulaye Dia di directeur de cabinet bu jëwriñ bi ñu dénk wàllu pétrole ak énergie ci réew mi jeexal ngeen MSGBC bi lan lañ ci mën a jàpp. waaw MSGBC bi daal mooy suñu géej gi nga xam ne dañu bokk ak Mauritanie ak Guinée Bissau ak Gambie loolu ñu woowee MSGBC bassin boobu yàlla dafa def ci suuf yëpp niru maanaam ci wàllu géologie donc loo mënti def Sénégal xamal ni waa Guinée Bissau waa Gambie ñu ngi koy yëg dëkk bu nekk dafa jël ay compagnie pétrolière lëkkaloog ñoom ñuy def ay recherche di gëstu lan mu nekk ci suuf si lan mu nekk ci géej am na gaz am na pétrole loolu Sénégal ak Mauritanie ñam nañ ci te yeneen dëkk yi tamit bëggoon nañu xam naka ñoom la ñuy def pour am loolu donc sommet bi benn wàll bi loolu la beneen wàll bi dañu am ay partenaires comme BP comme Cosmos comme Total ñu bëgg a woo yeneen partenaires yoo xam ne ñëwaguñu ñooñu waa Exxon waa ñeneen dañoo bëgg ñu ñëw fii indi seen koppar indi seen xam-xam jàppale ñu pour ñu daal di gëstu suñu suufu géej wala suñu suuf bi pour jële fa koom-koom bi nga xam ne mooy pétrole wala gaz wala leneen léegi nag boo ci jëlee ñetteelu fànn bi mooy dañoo waroon a xool ak experts yi lan moo bees ci mbir moom yan jumtuwaay yu bees yan science yan façon gëstu moo am pour ñun ñu xam ko daal di utiliser yooyu pour mën a gën a gaaw président de la République dafa lañu honneur bu rëy ñëw na moo présider cérémonie d'ouverture bi mu daal dañuy ñaax jox ñu ay conseils ba pare wane ni suñu dëkk la boo xam ne investir fii baax na
boo indee sa xaalis di nga liggéey ci benn contrat boo xam ne contrat bu leer la ñëpp mën nañ ko gis te contrat yi bu ci yàlla àndee fii ak ay at tuuti da ngay gis ak li ñu fi def yëpp yeneen découverte ba suñu dëkk am yeneen koom-koom ba mu gën a naat te am na benn poñ boo xam ne bu am solo mooy contenu local boobu tamit daal dinañ ci waxtaan dañoo ne il faut que doomu réew bi daal di bokk ci bépp liggéey bi ñuy def ci suñu dëkk bi ci affaire wàllu pétrole ak gaz loolu am na solo pour nit ñi di si liggéey mën si investir bokk ci société loolu nag amoon na solo moo taxoon ñu tënk ko tey jël nañ ko clôture alhamdulilah deme na ni ñu ko xalaate woon ñu ngi jox rendez-vous nit ñi at bii di ñëw incha allah. jërëjëf Abdoulaye Dia directeur de cabinet bu ministre bi ñu dénk wàllu pétrole ak énergie ci réew mi. jërëjëf. Ecorex rendez-vous. jàppaleen ne talaata ñeenti fan ci weeru février réseau sénégalais des think tank seen RTT moom dina amal benn ndaje boo xam ni dañuy xalaat ci naka la ñuy yoree ressource pétrole ak gaz fii ci réew mi mu war a nekk ci benn hôtel ci VDN bu Ndakaaru li ko tax a jóg moo di fexe ba xool naka la ñëpp ñiy liggéey ci wàllu wi di àndee ngir lépp loo xam ne ay xalaat la yu jàkk ñu fexe jëfandikoo ko ngir soppi doxalin wi rawatina politique yi ñuy yoree wàllu gaz ak pétrole fii ci réew mi liggéey boobee mu ngi dox ci diggante IPAR bureau de la prospective économique ak INDA BP di British Petroleum moom dina amal benn ndaje moom itam ci wàllu yorin wi nga xam ne jëm na ci wàllu ressource naturelle rawatina gaz ak pétrole fii ci réew mi juróomi fan lay doon ci weeru février di àllarba ci benn hôtel bu nekk ci corniche ouest bu Ndakaaru ndaje moomee nga xam ne nag ci ngoon si lay am ñaari professeurs yi ñu ne ñoom ñoo gën a xarañ ci wàllu wi ñoom ñoo koy doxal ñoom nag ca Oxford lañ jógee ca États-Unis muy Sir Paul Collier ak Anthony Venables ñu leen di xaar juróomi fan ci weeru février ci ngoon si mën ngeen dégluwaat émission bi ci rfm.sn Ecorex jeex na jërë ngeen jëf ci déglu bi ba samedi ba ñu jëm ñu indi leen yeneen i gis-gis ci suñuy ressources extractives. Mesdames, Messieurs, bonjour. Midi, le journal Les Titres.